télé bi ñu ngi nuyu ñëpp ku si ne sa tur ak sa sant. C'est Babacar Ndiaye le responsable des jeunes MJRV. MJRV nekk benn mouvement bi nga xamante ni moo regroupé ay jeunes yu nekk ci département Pikine yu RV yi donc ñuy nuyu ñëpp di ñaan tout d'abord yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo ñu tegal mbas mi mu nekk lu lëmbe àdduna lëmbe Sénégal ñuy ñaan mu teggil ñu ko tam doon li gën. Mais ci loolu aussi ñuy souhaiter bienvenue le coordonnateur départemental monsieur Lamine Gueye moom mi nga xamante ni yàlla dafa dogaloon ba mbas mi teewee dafa génnoon mais ci ginnaawam ñu tëj frontières yi donc presque 3 mois muy doog a ñëw mais nag bien vrai que 3 mois yooyu nekk fi mais aussi teewul xelam a ngi woon Pikine parce que ñun ñii di MJRV ba mbas mi taxawee dañoo gis ni kat dafa bokk ci patriotisme kenn ku nekk taxaw jéem a vaincre virus bi donc ci loolu ñu def ay collecte gel détergent donc madaar lépp loo xamante ni askan wi soxla na ko pour xeex feebar bi ñu collecté ko séddale ko askanu Pikine mais aussi moom mu def ci appui bu am solo macha allah ñu ko ciy jaajëfal ba en un moment aussi ba ñu yeggee ci période yi nga xamante ni ministre bi génn na masque bi obligatoire la pour bépp citoyen mu sol ko donc ñu génnaat def collecte aussi génn suñu dërëm ak ñaar dërëm xool li ñu am dajalee wut ay masque moom aussi vraiment mu appuyer ci lool donc dañ koy jaajëfal parce que mën nañ ne moo ngi dundal Pikine dundeewul Pikine ba ci korité gi parce que korité ren yi ku ne gis na nu mu demee dafa tombeek période bu metti lool mu génne 2 millions pour askanu Pikine ñu jëndee ko ay soble ki pomme de terre séddale ko askan wi rawatina askanu Pikine Nord 18 quartiers yëpp ku ne jot na sa wàllam donc kooku nag bu ñu gisee muy def loolu yorul argent contribuable bi loo xamante ni si poosu boppam la koy defee donc bu ñu gisee ay ñenn ñi taxaw di ko salteel di wax ci moom naka sudul noonu dinañu naqari parce que dañoo gis ci loolu sax moo ñu tax. yëpp chef de quartier yi ci nekk ñëpp koo jot ba ci ki nga xamante ni moo génn di ko saaga la jëkkëru adjointe bi jot na yónni na doomam mu ñëw jël si donc moom bu génnaatee tey di saaga Lamine moom loolu dina jaaxal askan bi vraiment parce que moom nag xaaruñu ci moom loolu. wax a jóg ñuy interpeller aussi monsieur le maire Amadou Diarra parce que Lamine dafa taxaw ci benn panel laaj ko ne ko monsieur le maire 7 millions yi nga xamante ni dégg nañ am na benn fournisseur parce que ba Covid bi ñëwee conseil municipal bi dafa voté budget wu 31 millions moom mu ne 25 millions yi dinañ ko jagleel Covid bi force Covid pour xeex corona bi dinañ ko jëndee ay denrées alimentaires jàppale ko askan bi benn moment ñu gis mu wàcc ceeb wàcce ko ci mairie bi donc photo ci wan nit ñi ne ceeb bi ñëw na sama ceeb la damay xaar état pare séddale man ma séddale donc mais quelque temps li jaaxal nit ñi quelque temps ñu gis fournisseur bu indi woon ceeb bi ñëw jëlaat ceeb bi roñaat ko yóbbu nit ñi naan ah kon maire dafa mel ni dafa luwe woon ceeb bi doon nax askan bi ñu koy laaj monsieur le maire loolu noonu askan bi liñ naan da ngaa luwe ceeb bi dëgg la wala dëgg parce que ñun ba léegi loolu lañ jàpp pour man war na génn leeral nit ñi dégg nañ aussi que ni fournisseur bi jox ko 7 millions yooyu nu mu demee bëgg nañoo xam bu dee jox nga ko 7 millions yooyu nu mu demee pour man de loolu méttiwul le coordonnateur Lamine loolu la laaj ci benn panel résilience bi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ñoom leader yi mais au lieu ñu génn tontu ko monsieur le maire ak ñi mu àndal monsieur le maire tontuwul mais adjoint tam ñaaña dara donc nekk deuxième magistrat ci commune bi vraiment tontu yoo xamante ni xaaruñu ko ci moom tontuwul sax fu génn di saaga Lamine di wax ci moom wax ju ñaaw joo xamante ni vraiment ñëpp a ngi koy naqarlu di ko menacé naan ko sama doom dina la koj vraiment ñëpp naqarlu ko mais li gën a naqari nit ñi nag mooy jëkkëram ki nga xamante ni ñun jàppoon nañ ni kilifa la vraiment waroon na mën a dalal jabaram mais génn aussi moom def lu pire lu jabaram def yónnee Lamine ay audio saaga ko saaga yu métti te pourtant nee nañ délégué de quartier la man damay demander sax di laaj moom nan la def ba nekk délégué de quartier parce que pour man délégué de quartier war nga nekk benn personne morale
am benn maturité bi mais saaga yu muy saaga vraiment ñëpp a ngi koy naqarlu taxaw ne aussi naayam la te pourtant foofu mu ne naayam la fa jàkka jooju noonu jiñ nañ ko fa détournement vraiment te nit ñi waxuñu ci te ba léegi moom waxul nu détournement boobu demee garage Kalando yi nga xamante ni fa la dëkk jiñ nañ ko ni moom moo jaay garage foofu noonu place boobu garage Kalando yi ba léegi waxu ci ak yeneen biir koño mi ngi koy jiñ ñu ñaaw yoo xam ne nit ñi mën nañ cee wax mais waxuñu ci parce que jabaram yàgg naa wax Lamine lu ñaaw yàgg na ko saaga mais Lamine moo doon calmer ay nitam naan leen bu leen tontu parce que am na yoo xam amul solo donc vraiment pour man ñoo ngi xaar réponse monsieur le maire mais pas ay saaga parce que amul njariñ te pourtant Lamine am na ay jeunes ñun ñii ñoo xamante ni mën nañoo génn riposter MJRB jeunes yi nekk ci ginnaaw Lamine yoo xamante ni ñoom li ñuy saaga yi ñuy def mën nañ ko def mais amul njariñ loolu def suñu philosophie loolu taxu ñoo jóg li développé le Pikine moo ñu tax a jóg donc ci loolu monsieur le maire nag ñoo ngi lay interpeller directement di la wax nga génn leeral askan bi ceeb bii nga xamante ni nit ñi ñoo ngi naan da nga koo loué ñu xam nu mu demee da xam da nga koo loué woon wala nu mu demee 7 millions yi ñu ne jox nga ko fournisseur bi nga wax ni 7 millions lan la pour man loolu c'est simple man de jàpp naa ni loolu monsieur le maire jafewul parce que lépp génn ci gestion Covid bi te vraiment dañ laa voté budget te ci ginnaaw loolu aussi may interpeller population pikinois yëpp ñu wax ni lii dafa war a ses dafa war a jeex ay politiciens taxaw di dundee Pikine amuñu métier amuñu dara pour ñoom alalu Pikine lañ war a dundee alal ji suñu alal la Pikinois ñëpp Pikinois yëpp a ko bokk donc du ñoom lu ñu liggéey wala lu seen papa bàyyi leen fi lu ñu doon wala dara donc yoon la ñu xam carrément fu muy dugg monsieur le maire daal en tout cas ñoo ngi lay wax ni réponse lañ bëgg te sa réponse lañ bëgg soxlawuñu keneen génn di ñu répondre yow lañ bëgg nga wax ñu li ci nekk bu dee da ngaa luy ceeb bi nga wax ñu bu dee luy woo ko nga wax ñu pour 7 millions yi aussi bëgg nañoo xam vraiment donc maa ngi jaajëfal ñëpp encore une fois may lancé waat appel sénégalais yi ñu bàyyiwaat xel aussi feebar bi parce que le Covid jusqu'à présent il est là donc ñu gën a respecter mesures yi vraiment ñaan yàlla mu jëlee ko fi. te ñuy wax tamit monsieur le maire vraiment fàttewuñu théâtre vert bi parce que interpellé woon nañ ko ci ku ne wax na ci mais Covid bi ñëw na gars yi xaw nañoo bàyyi mu sedd nii mais fàttewuñu ko donc ñoo loolu aussi ñu ko koy wax donc encore une fois ñuy nuyuwaat sénégalais yëpp di jaajëfal ñëpp.